nangam droit pénal di sonal ñi ay làkk tubaab yoo xam ni dañ tardé dañu non c'est vrai dañu tardé Sénégal moo tardé gis nga tey moo la benn Sénégal am na ñetti dex te dëkk yi ñu jaay ceeb yëpp amuñu sax ñaari dex wala benn dex la ñuy am tardé boobu Sénégal tardé mu mel ni kon ñun amuñu ay borom xel ak borom xam-xam yu mën a gérer dëkk bi ñu jël lépp yëkku ci làkkum tubaab ak soxo nax nit ñi ne ci télé bi di wax di débat suba ba ngoon jot Macky Sall la ñuy wax ay politique yu ñàkk fayda ba léegi teguñ ñu concret depuis 1960 ba tey ku ñëw baax rek ñu rey la Cheikh Anta Diop anamu ana ki nu mu tudd Mamadou Dia Sonko mi ñëw barki démb di indi xam-xam di expliquer ñu ngi nii def ko violeur bëgg ko rey c'est-à-dire dama la bëgg wax ni la nit ñun askan wi ñun ñoo war a jug jël ñi jàng alxuraan jël waa église bi jël sëriñu daara yi jël leen teg leen ñu pencoo réew mi toog teg ko déglu leen quoi parce que moom laa wax loolu suuma ne Touba wane na exemple xoolal Touba nu mu mel te amul affaire intellectuelle yooyu lépp ci xasida sëriñ Touba ak alxuraan lañ koy jëlee nga dem te dama nga xool jànkatu alxuraan dama xool borom daara yi xel yu sell lañ yor ñoo nekk ci dëkk yi di jaay damay dem keroog l'autre jour ngeen baal ma benn marché du port fekk fa benn grand buy jaay ay portable ak ay tissu mais bii la grand bi jàngul français quoi mais bu lay expliquer bu lay wax xalaatam ci réew mi mais da ngay bëgg da nga koy bëgg a këf rek indi ko ci télé bi mu toog tellement il est pertinent tellement dafa am xam-xam te foo ko fekk ay xasidaam lay jàng alxuraan rek lay jàng c'est-à-dire niveau boobu ñu jàpp réew mi teg ko ci loxoy sàcckat yeeg workat yi soxo topp loo xam du dëgg du yoon ñun ci loolu la ñu war a jug ñii dañ échec Macky Sall nulaar la te du ay caaxaan ay nulaar la ñoom pour ñoom intellectuel dëggantaan mooy comme le gars là ki nekk ci Sandiogou comment il s'appelle Serigne Bara xaw Bara Ndiaye xaw ma loolu mooy intellectuel mooy koo xam da ngay mën a comprendre ba pare nga mën ko wàccee ba ñi comprendre ñëpp comprendre nga mën a teg loo xam ne dañ naan lii laa fi def bàyyi ko mu nekk luy servir mais intellectuel du ay làkku jàmbur Sénégal tardé nañ ci détail yooyu ci affaire yooyu noonu donc loolu laay wax man Macky Sall xoolal dañu war a jug jëlee ko fi parce que xoolal nguuram jeex na tolérance bi ñu am ci Macky Sall 2024 lay jeex Karim. non jeex na ba leen ko mu yeggali jusqu'à 2024 quand même Karim on est dans un état de droit xanaa gisoo lu xew Mali. xanaa ñaanoo yàlla loolu mu ñëw Sénégal quand même. non c'est-à-dire li xew Mali ñëw na Sénégal bu yàgg parce que Mali ba léegi dégguma ni ñu ne 580 jeunes dee nañ fa dégguma ko de dégg nga ko dégg nga fa Mali ñu ne 580 jeunes dee nañ foofu. Sénégal 580 jeunes dee nañ ci gaal gi ndax daw ut lu ñu jox seen i waajur daw ut lu ñu jox seen i soxna daw ut fu ñu laaxatu ñaata étudiants la ñu rey ñaata nit ñoo fi dee 13 personnes c'est-à-dire ça dépend ci par rapport ak dëkk bi ni mu mel ni nga ko tëggee ci am kilifa noonu la dëkk bi di yëngoo tey Sénégal bu amoon Mali bu amoon ñu mel ni ay Serigne Mountakha ay sëñ Mbaye Sy Mansour ay sëñ Maye Niass kon li xew Mali du xewee nii na xewee ci beneen sens est-ce que dégg nga bu baax fu ma lay waxee mais Sénégal mi ngi ci guerre bu yàgg Sénégal mi ngi ci guerre ba nit demee ci buntu palais bi taal boppam. ñu wax Abdou waxtu bi mu ñuy xool par rapport ak Ousmane le président Ousmane Sonko nga xam ne dafa sàkk woon rek pour ñu may ko mu dem foofulee si sommet bi nga xam ne mu ngi war a am foofulee si Lomé par rapport ak états généraux éco yi nga xam ne dafa war a waxtaanee rek monnaie bu bees bi du 26 au 28 mai mais dafa mel ni sàkkuteef boobu kii di procureur de la République Serigne Bassirou Gueye ak le juge d'instruction ñoom dañ ko rejeté mu mel ni comme aussi benn acharnement la parce que kii di Barthélémy Diaz moom mu ngi xamle keroog ci benn émission depuis 10 ans mu ngi sous contrôle judiciaire mais fu mu war a dem daf fay dem quand même. waaw mais xam nga moom laay expliqué xam nga gis nga révolution day yegg. lii yëpp révolution bu yeggul la rek bu ëri fekkoon ñu naan procureur ma nga làqatu ginnaaw kununtuun ñu naan diw ma nga làqatu kii Macky ndeysaan daw na ma nga Dubaï temps yi sax dégg nañ ma ngay dem États-Unis kon nañ tax leneen lu naan dañuy téye nit. di taare non c'est vrai anyway lii du calme non mënuñu xoolal am suñu nit comme ni kii mooy révolutionné Sénégal ñu am suñuy xam-xam suñuy xalaat bokk ak moom ànd ko gëm ko di fexe indi idéologie bu taxaw teg ko di ñafe ba loolu taxaw ba exister ba ñëpp adhéré ci idéologie dëkk bi yëpp pare ci valeur ci lépp nag ñu teg ko ñoom politiquement arrangé wu leen rek ñu nekk di ko utiliser ku ne xam nga ni Macky day tappale Macky moom xam na ni day tappale te moom xam na ni nit ñi xam nañu moom day tappale mais kon kii lu ñuy def ak moom lu ñuy def ak moom c'est-à-dire man xam nga lii la ma Sénégalais di meree naan non Karim ni muy waxee man xam la dama ni c'est très simple il s'arrêtera jamais tant que mi ngi jàpp ne mi ngi sentir ni mooy gouverner il s'arrêtera jamais te moom wér na ko wóor ni mu impopulaire xam na ko moom wér na ko wóor ni moom peuple sénégalais bëgguñ ko mais dama si manifestation bi nga ni Macky Sall nit ñi bëgg laa rey xam na ko mais lu tax ñu war ñu forcer gouvernance am lu tax léegi nag Ousmane Sonko leen rek laay wax quoi askan wi ñoo ko moom askan wi ñoo tax ba duggul ci kaso bi bu doon loolu heure yi mi ngi ci mbaam mi de askan woowu ñoo war a jóg nag parce que attention à seen contrôle judiciaire bi ngay dégg nii mais ils s'arrêteront pas du ñu arrêté de ñun ñoo war a jóg ñun
war bañ cee xaar kenn ñun ñi nga xam ñun ñooy avenir u Sénégal jël taxaw jàkkaarloog ñoom ñu bàyyi Ousmane Sonko mu dem jox ko passeport diplomatique am mu dem def rôle am en tant que panafricain en tant que candidat opposition bu digne de son nom. est-ce que dégg nga baax ma lay waxee ñun loolu ñun rek ñoo ko mën de bu fekkee ni waa Pastef yeeg sama gars yi les activistes là dañ toog di xaar wala ñun ñi nga xam ñun gëm nañu kii mooy avenir du Sénégal dañ toog di xaar pour ndigal la jógee ci Macky Sall wala mu jógee ci ay procureur mi nga xamante ne monsieur le procureur du procureur de la République procureur Macky Sall la bu dee ci moom la ñuy xaar loolu Ousmane Sonko du bouger këram. mais si opposition boobu léegi Karim yaa ngi koy wax certes mais bu ñuy see opposition bi aussi combat yi yu muy mëne ak tamit dañuy gis ne aussi ñoom dañoo ñàkk aussi ànd da ngay gis ku mel ni Barthélémy Dias sax keroog mu ngi génn di xam ne opposition bi fu mu toll nii dafa mel ni opposé tun voilà ak tamit bokkul lu ñu waxee ku mel ni comme Bougane Gueye moom da lay wax wàllum synergie ku mel ni Barthélémy Dias da lay wax ñoom dañuy dem war a dem solo dem na sax ba naan moom dafa bëgg a nekk maire bu Dakar. est-ce que tey jotul opposition bi aussi ñuy waxee aussi ci benn kàddu aussi. waaw mais xam nga loolu peut-être xëy na union bi du mën a nekk noonu mais li am solo mooy ñu opposé au fait. mais dañoo opposé wul. mais les élections législatives sont là te gis nga projet redécoupage de la ville de Dakar. mais aussi de certains quartiers aussi de Dakar aussi mu ngi fii dafa mel ni aussi ñi nekk mouvance présidentielle bi ñoom ñu ngi préparer seen bopp quand même. bi tey xam nga ñoom lan la ñu waroon nangu. Macky Sall sa taxaw naan day jàpp date pour élection locale yi te defaru fichier électoral bi. mais Macky Sall nag mooy nekk le gardien de la constitution. ok quand même fichier électoral bi. fichier électoral gardien boo xam ne yow constitution bi nga jox nga garder ko da nga koo bàyyi xaj yi dugg mus mu jël dugg kër gi amul ñàkk ngay nelaw rek gardien boobu ban njëriñ la am constitution baa ngi nii mel ni tamit bu bënn mais kan moo respecté constitution yi Macky Sall daf ko respecté mais respecté wul constitution bi moom laa ma ni ñoom balaa ñu doon nangu sax muy def naan day def ay di joxe ay date pour décret pour signer pour ñu def élection locale yi mais dañu waroon njëkk a lijjanti fichier électoral bi baaxul fichier électoral bi baaxul la majeure partie de la jeunesse sénégalaise mais non inscrit lañ def seen carte yi jeunesse bi nangu leen bàyyi ñu voté xam nañ nit ñi bëgguñ ko ba waruñu ko woon sax bàyyi mais démocratie moo amul candidat républicain bi respecté wul fichier électoral bi processus yi tegul dara si yoon mais man dama mel ni man damay toog man ñi dañuy nelaw wala lan mooy seen problème dañu war a wax ni fichier électoral bi ñëpp jug gis nga keroog ni ñu dajaloo ci góor jigéen ñi ñëpp war a jug ñu dajaloo noonu pour ñu taxaw ci fichier électoral bi fexe mu nekk lu mucc ayib ba pare. ñuy soog a ko waxee dëgg électoral bi aussi expert ñoom. yan expert indépendant quand même Karim. qui sont les experts indépendants yoo xam nga fii li fi xew nañ dem élection locale présidentielle bi dañ ko sàcc te y avait les experts yoo xam ni ngi fi woon. ne carrément que fichier bi dafa transparent nga dem di voter foo doon voter 10 ans. ñu ne lan ñu ne la sa tour nekk fi. nga gis ay jeunes yu bari jotuñu seen carte électeur ñu privé leen seen droit de vote te loolu lañ dara voté waatee local yi encore te loolu lañ dara voté local mais gars yi dañu am problème mu xel wala lan day njublang sàcc la tekkatu dil la saay la te loolu noonu li koy fat mooy duma jug ñun ñëpp il faut ñu Sénégalais nañ bàyyi ay non dëkk bi day tàkk dëkk bi xoolal tàkk na ba pare na nit ñi jug ci fulla pacifiquement nag laa la wax de dem taxaw buntu palais ne Macky Sall na génn dëkk bi Macky Sall yegg na dafa laaj ligne rouge bi te bu ñu yaakaaree ni dañuy toog di ko seetaan muy teg affaire yi ci yoon ñu ngi nax seen bopp boobu léegi mi lal ay pexem nag wàllum suuf aussi Karim nekk na loo xam ne aussi sonal na askani Sénégal après Ndingler waaye Dougar aussi ñoom ñu ngi yuuxu wëllu tey jii ban taxawaay ngeen ci war a am bien vrai que gis neen ñu mel ni comme Y'en a marre en l'occurrence Kilifeu ak kii di Guy Marius Sagna ñu siy bay waax bu am solo par rapport à ça est-ce que bu ñu continuer ba loolu sénégalais yi si boppam ñoom du ñu nekk aussi ay excusez-moi du terme ay mbindaan seen biir dëkk mais loolu moom nekkee ak ay yàgg mais ñun loolu dañoo judd fekk ko fi ñun loolu la ñuy xeex ñun moo tax ma affaire Pastef la affaire Ousmane Sonko yi ñu naan ay da ngay politique ma ne lii du politique lii révolution la loolu dafa yàgg mais ñu loolu la ñëw dindi rupture boobu noonu loolu la ñëw dindi de léegi nag ñoom dañ ci teg seen bakkan pour seen intérêt personnel ñun ñu war ci teg seen bakkan pour intérêt au Sénégal yëpp intérêt commun bi ñëpp booloo bokk loolu c'est très simple ça léegi nag gis nañ Guy Marius Sagna Y'en a marre ñoom kilifa maa ngi leen di bigam passage ñun ñëpp ñu ngi seen ginnaaw parce que combat yi aussi ku nekk à côté bi ngay nekkee ñun mënuñu nekk fépp bon ñoom ñi ngi si ñun aussi ñu ngi soutenir bu baax a baax te lépp lu mu aajoo bu ñu woowee dañuy taxaw ànd ak ñoom ci xeex bi bon loolu la te xam nga ni Sénégal moom déjà gars yi international yi moom nañ ko ba noppi lépp jël nañ suuf yi jël lépp nangu suufu baadoo lay baykat yi moomatuñ seen i yëf Macky Sall lan la war a def Sénégal ba léegi nii toog naan day Macky Sall lan lay def ci dëkk bi Abdou Karim Sénégalais yi ñoo ko fal merci
beaucoup Abdou Karim Gueye man mbégte ak bànneex lay am. maa lay ziar waaw recevoir sur plateau bi le mot de la fin. waaw dafa am benn message bu ndaw bu bëggoon lancer. di wax ni di jégalu ci émission bi aussi wax ji dafa gars yi dañoo wax ci dafa Karim wax ci dafa tàng et tout mais ñoo xam ne du. c'est naturel voilà merci beaucoup c'est naturel du affaire xëccoo du dara mais juste damay gis loo xam ni fulla ak fayda moo ko fi mën a jëlee. mooy un président malhonnête. Un président qui n'est pas sérieux des hommes politiques yoo xam ne respecté wuñu askan wi mais ils doivent dégager te dañu war a te ni ñuy dégager mooy askan wi ñoo jóg jël seen responsabilité dégager leen donc dafa am ay frères yoo xam ñu ngi ci kaso bi ci manifestation yi nga xam passé na muy plus de ay ñoom Ndongo Diop ñu bari plus de ay suma jumulee war a mat ay 32 jeunes lañ suma jumulee xam nga donc noonu dama jàpp ni dañ leen war a bàyyi xel xam nga jot na aussi ñu def ay manifestation pour ñoom te ñun ñu ngi ciy link bëgg ko commencer à partir de Diourbel pour manifester pour ñoom pour seen libération parce que loolu du yoon waaw ma waxaat aussi tamit ci ñi nga xam ne mooy ñi ñu jàpp fekk leen ñuy julli ñu jàpp leen tëj leen ci kaso bi seen famille di tas ma liste cité quelques noms comme loolu ci ni ma ko defee rek mooy Omar Yafa Lamine Koulibaly Ibrahima Ly Ibrahima Ba Mohamed Mballo Mohamed Sina ak Matar Diokhane donc may wax rek ni na peuple bi jug ñu sàmm suñuy valeur sàmm suñu diine jël Sénégal teg ko ci loxoy ku ragal yàlla xam nga kan mooy ko ragal yàlla koo xam ne suy wax dox salaatu ala fatiha day mokkal fatiha mokkal salaatu fatiha ragal yàlla wala mu nekk catholique bu am diine jàng catéchisme ragal yàlla bu ñu ko defulee intellectuel lañ koy jox mandikat yeeg nante yi nekk ci dëkk bi di taxawaaloog di doxaan di fi kenn xamul non dëgg la nañ góorgóorlu parce que tey gis nga manifestation homosexuelle yi commence fekk nga gouvernement wu lëmb ñi leen fal di woote ngeen ni du ngeen ñëw ndax ñemewu leen affiché wu ndax ci xeex ngóor jigéen c'est malheureux donc loolu la maa ngi lay remercier di la gërëm di jégalu ci wax ji lu fi baax ñu xam ne yàlla la lu fi bon ñoo xam ne ci man la rek sama tey ñàkk tey kërëg rek mais tout juste rek njëriñ ak bëgg dimbali Sénégalais yi ak bëgg dimbali suñu bopp moo tax ñuy wax merci beaucoup jërëjëf Karim merci aux internautes yéen leen topp di ñu suivre suñu différentes plateformes yi page Facebook